waaw hypertension moom mooy tension bu yéeg xam nga ne buñ ne tension bi yéeg na rek loolu anormal dugg na tension nag moom ni ko anglais waxee mooy silent killer mooy loo xam ne mën na laa rey tudd la yëglu doo ci xam dara loolu moo tax ba ñu war ko waxtaanee war ko xam war a xam nuñ koy toppatooyee waaw damay commencer ci définir lan mooy hypertension loolu hypertension dafa définir boppam parce que mooy tension bi sa deret ji mooy yéeg maanaam boo xoolee sa sadit bi deret ji ni mu siy dawee gannaaw bu ko xol bi pompé moo fort loolu quoi tension bi moo fort gannaaw buñ ne tension bi fort na rek danañ wax ne fi deret ji jëm vitesse bu ngand la fay yeggee muy rein yi muy poumon yi muy ci xol bi ci boppam foofu la xol bi moo koy pompe waaye xol bi ci boppam it day jot ci deret jooju muy sa cerveau bi aussi donc tension boobu bu yégee ci sa organes yi ak vitesse bu ngand war ngeen yi gis ne mën na faa yàq dara looloo tax ba tension bon looloo tax aussi mu nekk loo xam ne buñ ko toppatoo it mën naa da nga gis ku dee rek toog rek daanu dee ñu ne tension ko rey da nga gis ku toog rek daanu paralysé ñu ne tension ko def da nga gis ku toog rek xol bi dootu dox bu baax li ñuy wax insuffisance cardiaque ñu ne tension ko war te loolu yëpp dëgg la donc c'est très important ñu toppatoo ko wax naa léegi ne silent killer la maanaam mën nga ko am lu yàgg te doo ko xam li ko waral mooy tension bu commencé ñun ñëpp nag ku ko ci commencé am di nga am tuuti bopp buy metti di nga miir tuuti di nga am bourdonnement d'oreille mais très rapidement nga sentir ne loolu daal xëy na su ma jëlee paracétamol wala lu mel ni doliprane mu jàll effectivement soo ko jëlee ñaari fan ñetti fan mu jàll nga dootoo ko jël te loolu nit ñi ñëpp noonu la ñuy def bu ko defee soo ko jëlee bopp bi tane miir mi tane tension bi moom mi ngi yéeg ba léegi mais sa organes yi adapté wu nañ si tension bu augmenté bi waaw bu ko defee nag mu continuer nag moom di yéeg di challenge sa organes yi maanaam di gën a sonnal sa organes yi parce que vitesse bi ba léegi mi ngi àggee si sa organes yi ak vitesse bu ngand la fa deret bi àggee ba léegi xol bi aussi mi ngi pousse deret bi ak pression bu fort moo koy waxee noonu pour ngeen sentir effet deret bi ni muy dawee ci yaramu ko am tension donc loolu mooy définition bi su ko defee ñu wax ci cause nag mooy li nga xam ne moo waral tension mënuñu wax ne lii moo ko waral kenn mëntu toog rek ne kii dafa am tension parce que lii la def walla lii la am xaaral ma waxaat ko tuuti quoi parce que loolu du dëgg li ma bëgg a wax mooy li ñuy wax primary hypertension maanaam hypertension primaire nga xam ne moom la mag di am dem ba am 30 ans 40 ans door a am hypertension le plus souvent amul cause risque facteur la am facteur de risque la am c'est-à-dire que da ngay lekk xorom su bari doo def sport da nga am diabète da ngay tux da nga am diw gu bari sa yaay wala sa papa wala sa rakk wala sa mag dañ ko am donc loolu yëpp ay risque facteur la yooyu yëpp boo ko dajalee nag yàlla mën naa def nga am tension dafa am aussi lu ñuy wax hypertension secondaire hypertension mooy hypertension secondaire nga xam ne da ngay am benn feebar boo xam ne daf lay jox tension léeg-léeg gis xale bu judd sax juddoog malformation boo xam ne tension bi day yéeg léeg-léeg nga am feebaru xol boo xam ne day yéegal sa tension donc loolu la ñuy wax hypertension secondaire loolu taxul maa wax loolu le plus souvent dañ koy mën a diagnostiquer dañ koy mën a traiter te yi si ëpp chirurgie lay laaj pour ñu traiter ko bi ma tax di wax mooy bi gën a bari nga xam ne 95% de la population moom lañ am mooy li ñuy wax hypertension primaire nga xam ne suñ lekk ak suñ naan ak suñ defin moo ñu koy jox donc loolu laa ne li amul benn cause risque yu bari ñooy dajaloo jox la boobu donc ñu xam loolu ne donc tension amul cause mais suñ dundee ni ñuy dundee
moom moo ñuy jox tension. su ma paree loolu nag ma bëgg a wax ci conséquence su tension. daanaka xaw naa ko junj. tension moom dafa bon parce que mun na tax nga am xol bu toj, mun na tax nga am AVC, mun na tax nga am maanaam nu ñu koy waxee insuffisance rénale ba dem dialyse, mun na tax nga am périphéral lu ñuy wax nit ñi nga xam ne dañuy toog seen tànk yi seen bopp suñuy dox tànk yi di métti ba ñuy toog, loolu la ñuy wax peripheral vascular disease, ngeen baal ma ci anglais bi mais tension conséquences yi dafa bari na te bon ni moo tax ba ñu war ko toppatoo. loolu rek laay wax ci conséquences yi. moo waxee ci conséquences yi ma dem ci prévention bi parce que moo gën a am solo. prévention tension comme ni ma ko waxee nit ñuy dundee la ñuy changer. il faut que ñuy lekk li ñu war a lekk, di naan li ñu war a naan, wàññi diw gi, di def sport, di noppalu bu baax. loolu nag wax ko yomb na, xëy na def ko du yomb toujours, waaye benn bu nekk dama ci bëgg a demaat tuuti quoi. di def li ñu war a def su ma ko waxee yomb na yombul, waaye li tax mu yomb mooy ne li ma bëgg a wax mooy sport. il faut ñuy def sport, il faut que ñuy yëngal suñu yaram, il faut que ñuy bàyyi yu bon yenn yi, lu mel ni ay alcool wala lu mel ni ay cigarette baaxul, loolu day yokk tension. mais def sport régulièrement au moins 3 à 4 fois par semaine, loolu mooy moom lañ digalaate. 3 à 4 fois par semaine et chaque fois nga def au moins 1 heure. loolu soo koy def dina baax ci aar tension. li ñuy lekk ñu seetaat ko, diw gu bari gi baaxul, xorom su bari si baaxul. am na suñ professeur bu daan wax ne tension égale xorom. waaw nu xorom si gën a baree rek ndox mi gën a bari si biir artères yi, bu ko defee tension bi yokk. make na sense parce que xorom si day xëcc ndox si biir vaisseau yi. bu ndox mi gën a bari donc tension bi day yokk. donc boo wàññee xorom si mën nga wàññi tension bi. waaw donc nañu wàññi xorom su bari si, nañu wàññi diw gu bari gi. diw gi boo gisee ñu bañ ko mooy ñaari yëf. diw dafa diis, donc dina mën a yokk tension, mais aussi et surtout bu sa diw yokkoo day lalu ci sa biir artère yi. bu laloo ci sa biir artère yi day tax artère bi dootul élastique ni mu élastique yoon, nga xam ne bu tension bi bëree mu mën a taaweeku dootul ko def. ce qui fait que day stiff, maanaam day dëgër. loolu plaque yooyu mën nañuy màgg ba wàññi sax lumière bi nga xam ne fi la deret ji daan jaar. donc loolu day yokk tension bi. non seulement day yokk tension bi, mais plaque yooyu mën nañ toj. mën nga am tuuti lu ci fellee ci plaque yooyu dem kale ci benn artère bu ndaw. bu ci kalee nag loolu moo lay jox stroke, maanaam AVC, wala moo lay jox heart attack, mooy infarctus du myocarde. donc c'est très important que ñu wàññi diw gi. ñu wàññi aussi suukar si. man Sénégal fa laa jógee barki démb rek, vraiment li ñuy consommer suukar man dama ko ragal loolu. foo nuyoo rek li ñu lay njëkk a jox mooy jus. waaw jëndal la ay jus ngay naan rek, te jus yi ñun xamuñ ñu koy defar. dama lañ bëgg a jox comparaison ak dëkk bi ñu nekk tuuti, parce que fii lekk yëpp dañ ko légiférer, maanaam dafa am loi buy wane lekk bi mën nañ ko jaay, naan bi mën nañ ko jaay. mais ñun defe naa ne amuñ loolu fii FDA la tudd, Federal Drug Administration. mais ñun amuñ loolu, ce qui fait que ngay ñëw rek dem defar say naan ñëw indi jaay, gars yi ne la ak ñëwal. te lu baree bari suukar ak ndox la rek. wax dëgg yàlla suukar su bari baaxul, day yokk diabète, te diabète wax naa leen ne day yokk risque pour nga am tension. xëy na dinañ mën a am chance waxtaanee diabète un jour, mais c'est très important que ñu defar lu ñuy lekk, wàññi suukar si, wàññi diw bi, wàññi xorom si, di def sport. ça si prévention yi la bokk. beneen bi gën a am solo nag waxaguma ko mooy que ñuy seet suñ bopp, parce que wax dëgg yàlla di dem rek chaque année ngay dem rek mel ni machine mënut a nekk. il faut que chaque année boo demee ba am 25 ans or plus nga gis médecin une fois par année. loolu ku ne man yàlla man loo na ko. nga dem seet sa tension, seet sa suukar, seet sa cholestérol, seet sa poids.
loolu la ñuy wax ci États-Unis know your number. ku nekk da nga war a xam sa nombre yi. sa nombre yi mooy sa tension, sa suukar, sa cholestérol ak sa poids. ñeent yooyu kenn ku ne war na koo xam chaque année. donc loolu nañ ci góorgóorlu ñuy def loolu suñ ko defee yàlla mën nañuy dimbale ñu mën a am ñu mën a bañ a am tension, wala suñ ko amee it ñu teel ko xam teel ko toppatoo. parce que tension moom soo ko xamee ba wàcce ko rek contrôlé nga ko. tension buñ contrôlé amul benn problème. garab yi utiliser tension daanaka amuñ effet secondaire, wala effet secondaire buñ am boo ko arrêté mu dem nga utiliser beneen. mais bu tension bi yéegee la lay causer problème, mais bu yéegul nga wàcce ko y a pas de problème. mën nga am 30 ans am tension di dund ba nekk 100 ans tant que yaa ngi contrôler sa tension bi, tension boobu du la indil problème. mais soo ko contrôler wul nag c'est le problème yi nekk. donc loolu mooy prévention bi. du ma ko jeexal mukk te waxuma rôlu yenn affaires yi nga xam ne moom la ñu war a def. mu ngi mel ni boo demee ba am 50 ans ci réew mi dañuy wax ne nit ñi di jël aspirine 81 milligrammes. loolu c'est très important. bi ma ñëwee Sénégal waxtaanee ko naa ko fa mu am feedback yu bëree bëri, nit ñi ooma di ma laaj question yu am solo. xëy na dinañ ci duggaat, mais boo demee ba am 50 ans dañ koy digale parce que aspirine day tax sa deret ji du way. boo amee tension deret ji di way da ngay former ay clot yu ndaw, maanaam ay way yu ndaw ci biir, ay genre donj yu ndaw ci sa biir deret bi, yoo xam ne bu ñu demee ci sa bopp bi kale fa mën nañ la rey. bu ñu demee ci sa xol bi kale fa mën nañ la rey. aspirine day empêcher loolu. donc dañ koy digal ñëpp ñu am 50 ans ñu koy jël. am na yeneen stades étude sax yu wane ne dina wàññi colon cancer, dina wàññi risque nga am dem ba nekk mag di naax yenn naax yi. tout ça c'est très important. beneen affaire boo xam ne nii nit ñi dinañ koy digle fii lool mooy di xool lu ñuy wax A1C, parce que diabète bu tee da sa suukar rek nga seet xëy na doo ko mën a xam, mais A1C c'est très important. même boo ko amul, mais boo amee risque facteur yu diabète rek nga xam ne sa yaay daf ko am, wala ngay saw lu bari dinaan lu bari, nga ne xaaral man est-ce que awma diabète. seet sa suukar boo xëyee suba teel rek du doy des fois. mais yooyu yëpp dañ ci ñëwaat incha allah. pour terminer dama bëggoon wax traitement bi. ça c'est pas tellement important parce que médecin mooy traiter tension. yow boo amee tension wàcc nga, boo xamee ne seet nga sa tension mu nekk plus de 14,9, nga dem doxantu ñëwaat toog pendant 5 minutes nga seetaat ko mu nekk plus de 14,9, nga xoolaat ko mu nekkaat plus de 14,9. bu la neexee nga déclarer ne yow mi am nga tension. su ma ne 14,9 nag, bu dee ne kaw gi ëpp na 14, si suuf nekk sax 7, tension la. bu dee kaw gi 12 la, si suuf nekk 9,5 wala 10, tension la. donc benn bu yéeg rek am nga tension. noonu la ñuy diagnostiquer tension. te jar na nga dem si pharmacie bi nekk ci koñ bi, wala nga am sa tensiomètre, mais nga seet ko. bu fekkee ni mënoo dem ci médecin nga def loolu. donc noonu la ñuy diagnostiquer tension. kenn ku ne war na mën a xool sa tension. si c'est plus de 14,9, tension la. waaw bu fekkee dem nga ba am lu ëpp 60 ans nag, may nañ sa tension mu dem ba ci 15,9. plus de 15,9 la ñuy tuddee tension. waaw donc loolu mooy tension artérielle. li waroon naa joxe définition boobu au départ, ngeen baal ma ci àq, mais c'est très important que bu sa tension ëppee 14,9 3 fois nga xam ne am nga tension. bon traitement bi dañuy wax toujours ne bu dee tension bi c'est un peu élevé rek, diggante 14 ba 15, wala diggante 9 ba 95, avec 9 ba 9,5, mën nga def diète, maanaam diet. maanaam nga ne xaaral ma wàññi xorom, xaaral ma def sport, xaaral ma gën a noppalu, xaaral ma gën a nelaw bu baax, xaaral ma jeex. may nañ la ko nga def ko pendant 6 mois. boo gisul benn changement, il faut que nga commencer jël garab. mais li nga xam ne moom laa leen di digal daal mooy bu seetee sa tension mu yéeg, da nga war a dem seeti médecin. waaw médecin moom mooy traiter tension. bu fekkee ne ni doo amoo médecin it, chaque année war nga fexe ba gis médecin ñu xamal ne sa nombre yi c'est bon, sa nombre yi mën naa dem ba déwén encore. loolu daal laa bëggoon a wax. xëy na dina susciter ay questions, comme ça ñu dellu ci questions yi. xaw na gudd nag, ngeen baal ñaax ci loolu. maa ngi leen di sant yéen ñëpp, di leen gën a ñaxtu
ñu continuer di ci forum bi lii lu am solo la ñuy waxtaan di sotteante ay xel di xool ni ñuy dimbalee suñu réew maa ngi si ndokkeel Ndeye Astou bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp incha allah